mercredi 14 avril 2021 amis téléspectateurs mbokk yi safoo di seetaan Jëri Jëri TV nuyu nañu leen di leen déwénati di leen baalu ak ci Ramadan Moubarak bi ni ma koy defee saa su ne jàngatu bés bi di ci ànd ak mon ami mon frère El Hadj Mamadou Djigal El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum salaam Safia ñu ngi lay nuyu comme ni nga ko waxee rek ñu ciy doore rek di sargal suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan saa su ne rawatina ñi nga xam ni ñooy téléspectateurs de la télévision Jëri Jëri TV ci weeru sell yi nga xam ni weeru barke la weeru xéewal la weeru ngëneel la ñu leen ciy ñaanal yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di ko ñaanal toute l'équipe de Jëri Jëri TV surtout yow sama sister. déwénati baal ma ak El Hadj. bal naa la ak Safia yàlla yàlla bool baal yow ko ameeloo kenn ak macha allah. comme ni ñuy tàmbalee saa su ne si jàngatu bés bi El Hadj lan nga jëlee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale. voilà comme ni ñu koy defee Safia ci li nga xam ne rek moo ñeel communiqué bi nga xam ni saa su ne day wadd bàyyi ko ci ministère de la santé et de l'action sociale tey nag mu tombeek 409e numéro maanaam ñeenti téeméer ak juróom-ñeenteelu numéro bi nga xam ne wadd na bàyyi ko foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale ñeel rek tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi niki tey nag communiqué bi ni la tëddee ci 1511 tests réalisés maanaam junni ak juróomi téeméer ak fukk ak benn doomu aadama yoo xam ne saytu nañu seen wér-gu-yaram lu toll ci 65 maanaam juróom benn fukk ak juróom ñoom ñoo ci jot a amee lii di doomu jàngoro bi mu tollook taux de positivité boo xam ne ji 4,30% la maanaam téeméer boo jël ñeent yi ak yu topp jot nañu laale ak doomu jàngoro bi ci nii nag lañ leen teqantale lu tollook 49 ci nii lañ leen teqantale lu tollook 21 contact suivi maanaam ñaar fukki doomu aadama ak benn ñoo xamante ni jii amee nañu doomu jàngoro bi waaye dafa laale ak ñi nga xam ne rek ñoo ko amee woon ñu wàlle leen ko ñi nga xam ni toll nañ ci 44 patients di ñeent fukk ak ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ji ñoom ñu ngi amee doomu jàngoro bi Safia te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu leen wooyee transmission communautaire ci bésu tey bi nag lu tollook maanaam 49 patients ñoom ñoo ci wér ba dellu seen i kër muy ñeent fukki doomu aadama ak juróom-ñeent yoo xamante ji ñoom yàlla def na ñu tane ba dellu seen njaboot ak seen i kër ci bésu tey bi nag am nañu lu tolloog 17 cas grave maanaam fukki nit ak juróom-ñaar yoo xamante ni ji ñoom jamono ñuy àddoo di wax yéen ñu ngi ci centre de réanimation yi ndaxte feebar bi daf leen gagné lool ba sonal leen ba tax na rek ñu yóbbu leen ci centre de réanimation yi ñu ñaan yàlla rek yàlla génn leen ci ak jàmm ni ki bés ni ki tey nag Safia lu tolloog ñetti doomu aadama maanaam 3 décès la ñu jot a enregistré ci ñi nga xam ne rek ñoo génn àdduna ci lii di mbas mi di tolloog nag bi Sénégal jotee ci mbas mi ci ñaari fan ci weeru mars atum 2020 ba fii ñuy wax ak yéen ci Sénégal jot na enregistré lu tolloog 39 560 cas maanaam fanweeri junni ak juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukki doomu aadama yoo xamante ni ji jot nañu laale ak lii di doomu jàngoro bi waaye si ñoom lu tolloog 38 290 maanaam fanweeri junni ak juróom-ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukki doomu aadama ñoom jot nañ ci wér ba dellu seeni kër ci jamono yi ñuy àddoon ak yàlla def na ci dogalam lu tolloog 1084 maanaam junni ak juróom-ñett fukk ak ñeenti doomu aadama ñoom jot nañu faatu ñàkk seen bakkan ci lii di mbas mi ci Sénégal ci jamono yi ñuy àddoon ak ci loxoy docteur yi lu tolloog 185 cas la ñu amee muy téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi doomu aadama yoo xamante ni ji ñu ngi ci loxoy docteur yi ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñi leen ñaanal rek Safia ñu tane ak jàmm ba dellu seeni njaboot ministère de la santé et de l'action sociale di wéy rek di ñaax askan wi ci mesures barrières yi ñu bàyyi ci xel lu ci mel ni tere yi ñu moytu ko te wàccoog digle yi takk masque yi raxas yoxo yi ak ay produits hydroalcool ay savon ay omo yoo xamante ni ji war nañ ko farataal ci biir kër yi ak ci barabu liggéeykaay yi ba sax mbedd yi ngir mën a xeex ak li nga xam ne mooy doomu jàngoro bi waaye tamit li jëm ci distanciation bi muy soree gi nga xam ne natt nañ ko ci lu tollook mètre ak daje yi nga xam ni ñaare dañ ko faral di daje te bu amul farata daal ñu moytu ko moo gën Safia ngir mën a xeex ak li nga xam ne rek mooy feebar bi. doomu jàngoro bi yàlla na ko fi yàlla gaaw jëlee loolu la leen El Hadj indiloon ci santé ginnaaw santé dañuy dem ci politique gis nañ ne après Déthié Fall du parti Rewmi docteur Abdourahmane Diouf annonce la création de son parti. voilà mu nekk xibaar boo xam ne ji tamit wadd na ci langue politique yi ñeel parti boobu nga xam ni mooy parti Rewmi di parti Idrissa Seck nga xam ni ña ngay fàq rek di dem. ndaxte Déthié Fall lu yàggul rek nga xam ni moo nekkoon ñaareelu kilifa bi nga xam ni ci parti Rewmi moomu daal di day beddeeku moom it carrière daal di jëmmal li nga xam ne rek mooy partem bu bees
kii nag feelu na ko di docteur Abdourahmane Diouf ñu fàtte ni docteur Abdourahmane Diouf moo nekkoon porte-parole bu parti réew moomu di Idrissa Seck moom nag annoncé na ni ki démb ni moom it génn na ci parti boobu daal di fas yéene jëmmal nag li nga xam ni mooy partem bu bees ngir mën a xeexal maanaam wéy xeex bi nga xam ni mi ngi koy xeex ngir jëme ko ci njariñu askan wi Sophia. Voilà, ci biir politique gis nañ ni le président de la République monsieur Macky Sall annonce une très bonne nouvelle pour le vaccin pour Covid-19. voilà mu nekk loo xamante ni ji gannaaw ba mu amee tukkim nemmeeku foofa ca Union européenne ca réewum Belgique kii di président de la République Macky Sall gannaaw ba mu dajee ki nga xam ni mooy président Charles Michel après nag ba mu génnee daal yegg na ñi nga xam ni ñooy taskatu xabaar yi nouvelle boo xamante ni ji nouvelle bu neex la ci Sénégal. mu jëm ci li nga xam ni mooy ñàkk bi nga xam ni day xeex ak lii di mbas mi ñu mu daal cay xam ne ni Sénégal dina prêt ngir defar vaccin boobu ci ay maanaam moyen boppam sans autant léegi mu koy jëggaani comme ni mu ko defee ci première phase bi jële ko Chine wala États-Unis wala fa la nga xam mooy Angleterre bi yoon nag annoncé na nouvelle boo xam ne ji ni Sénégal dina defar ak ñàkki boppam yoo xam ne ji fii lañ koy defaree ci lu mel ni Institut Pasteur ak IRSF bi nga xam ni docteur professeur Souleymane Mboup moo ko jiite mu nekk koo xamante ni ji ku xarañ la ci wàllu virus jamono ñuy fàttali rek ci jamonoy Sida ku ñu nawoon la ci àdduna bi yëpp ndaxte virusu Sida boobu bokkoon na si ñi nga xam ne ñi ko gënoon maîtriser àdduna bi si la bokk te doomu Sénégal la. te doomu Sénégal la ñu dem économie gis nañ ni les produits locaux inonde le marché national avec des prix abordables. bien sûr mu nekk loo xam ne ji jamono yi surtout ci weeru koor gi dina mën a li nga xam ni dina mën a daal dimbali yi nga xam ni mooy panier de la ménagère. nga xam ni day nekk loo xamante ni ji classe ak Sophia gi bu koor jotee rek dootu ñu am jàmm. waaw ndaxte koor dafa barke goo xam ne ji plat yi ci biir kër yi sax day changé toogu ni kër gi day changé te menu yu bari tamit dañ koy encensé encore mu nekk loo xamante ni ji kon bu ñëwee li ci mel ni ay légumes produits yi nga xam moom la ñuy béy fii ci réew mi bari boo xam ne ji ci kàttanu yàlla ñu koy sant suñu borom bi ba mu jur prix yi wàññeeku ba nga xam ni boo demee marché loo yor am ndugg ñëw mën a defar sa kër ba mu baax loolu nekk na loo xam ne ji xibaar bu neex lay doon ci ñi nga xam ni rek ñooy soxna yi nga xam ni ñooy waajal ndogu yi ci biir kër gi ak ci liñ ci mën a déplorer rek mooy Sophia mooy gannaaw produit yooyu seen yombute lii di dëwlin bi ak yeneen kii daal moom lañu nemmeeku dafa yokk ndaxte bidon dëwlin bi doon jar ay 17000 wala 18000 yokk nañ ko ba ay 20000 21000 loolu moom tamit dina xaw a jafe torop ci ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu yi ci ñi nga xam ne rek mooy dépense kër gi waaye lu ci mën di am rek ñu sant ko suñu borom di ñaan yàlla te xam ne weeru koor xéewal yi nen la ñu ñaan yàlla xéewal yooyu gën a yokk ba laal yeneen produits yi si des. jërëjëf ñu dem ci culture gis nañ ni les activités culturelles déplorent l'absence des facultés dédiées aux arts foofu ca université. mu nekk loo xamante ni ji gannaaw ba nga xamee ni amal nañ seen daje boobu nga xam ni kii di docteur Boubacar Mbaye Diop moomu nag ñuy fàttali mooy directeur de l'Institut supérieur des arts et de la culture nekk tamit président de l'association sénégalaise des critiques d'art nga xam ni ku am solo la ci ni art bi di doxee fii ci Sénégal muy ci aada ak cosaan bi moom nag ci daje ba mu génnee la mu xamal ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi mooy li ñuy naqarlu rek seen waxtaan boobu mooy li nga xam ni mooy caada ak cosaan joxuñu ko benn bànqaas ci faculté yi nga xam ne moo nekk ci université Cheikh Anta Diop ndaxte nee na ku mel ni réew mu mel ni Léopold Sédar Senghor nekk un grand poète nekk borom xam-xam bu mag nekk premier agrégé africain fële ca université Sorbonne ca Paris nekk tamit koo xamante ni ji ci wàllu caada ak cosaan ku ñu ràññee la ci àdduna bi waxuma la sax Afrique ak ki nga xam ni moom la ñu dippee université bi di professeur Cheikh Anta Diop nekk koo xamante ni ji ku ñu ràññee la ci àdduna ndaxte moom moo découvrir loolu li nga xam ni moom la ñuy wax carbone 14 muy produit boo nga xam ni mooy permettre nit ki bu faatoo lu mu yàgg-yàgg bu xoolee yax bi dinañ xam ban année la ak kañ la woon kon nee na jaaduwul nag ñuy naxasal li nga xam ne rek mooy aada ak cosaan ci université Cheikh Anta Diop boobu war nañ ko fa utal benn bànqaas comme ni ñu koy wax faculté des sciences faculté des lettres wala faculté des médecines li nga xam ne mooy suñu aada ak cosaan war na fa am tamit faculté. Divers le cri de cœur des habitants de Mbacké sur les mauvais états des routes. voilà loolu mu nekkoon loo xamante ni ji gannaaw ba nga xamante ni ji ñoom génn nañ démb ci mbedd ya di ko ñaxtu di ko naqarlu ndax parce que nee nañ mënuñu rafetlu dëkk bu doy ni Mbacké nekk ci fi nga xam ni mooy wetu Touba am ay route yoo xamante ni maanaam yoon yoo xamante ni ji
oto yi pour ñu jaar ci problème la Jakarta yi chaque jour ñu gis ay accident léeg-léeg nga gis tamit benn oto boo xamante ni day saaraan ba dugg ci kër yi wala mu laal nit te loolu lépp li ko waral mooy état de route yi nga xam ni maanaam dañ ko seetaan defuñu ko dañ jàpp ni Mbàkke dafa mel ni bokkul ci li nga xam ni rek mooy fii di Sénégal ndaxte loolu ëpp na ëpp goo xam ne ba tax na ñooñu nga xam ne ñooy dëkk ci gox boobu génn naqarlu ko tey interpellé ñi nga xam ne ñooy autorité ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñu ñëw daar dimbali leen ci route yu bon yu. Les convoyeurs de l'immigration clandestine étaient devant le procureur de Mbour. Voilà mu nekkoon loo xamante ji mi ngi amoon niki démb Safia foofa ca tribunal bu Mbour ñi nga xam ni nag si jamono boo ko fàttalikoo ñoom ñoo embarqué woon xale boobu nga xam ni moo doon wuyoo ci Papa Doudou Faye amoon fukki at ak ñeent kese. ñu boole woon ko ci gaal yi nga xam ne ñoo jëmoon Espagne ba yàlla def ba gaal ga këppoo nag ñi ci ñàkk seen bakkan bari na waaye li tax ñu ciblé xale boobu. dafa nekk mineur. te ñi nga xam ni ñoo ko dugal ci gaal googu xamoon nañ ni ñi dañuy interdit ñi nga xam ne ay tuutànk lañu ñu leen di yóbbu bitim réew ci rawatina lu dëppoowul ak yoon ba tax na nag ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon maanaam di coacher ñu leen di wax coxeur yi nga xam ne ñooy seet client yeeg ak di leen dugal ci gaal yooyu ñuy dem ndax utum koppar ñooñu démb jébbal nañu leen procureur bu tribunal bu Mbour ba mu leen dégloo ba pare nag joxe na ab date ñu war leen a àtte ci le 20 avril bii ñu nekk nii bu ko defee ñu xool peine bi nga xam ni moom lañ leen war a teg ci li nga xam ni dañ koo def te dëppoowul ak yoon rawatina li nga xam ni faat bakkan te tayoo ko jaarale ko ci gaaluloo ci utali foofu nga xam ne mooy Espagne. Voilà El Hadj li ñuy tëjee saa su ne jàngatu bés bi mooy sport El Hadj tey la nga ñu indi si sport. Sport li ci gën a fës Safia bokk na ci élimination de l' équipe championne des ligues muy Bayern Munich di équipe bu allemand boobu nga xam ni ci édition précédente bi moom moo gagné woon li nga xam ni mooy Champions League bi cette fois ci nag PSG di équipe bu France boobu moo ñëw éliminé ko démb malgré nag Bayern moo ko gagné 1-0 démb foofa ca Paris waaye doyul ndaxte ci match aller ba Paris da ko fekkoon foofa ca dëkkam dóor ko 3-2 ba tax na bi extérieur yooyu moo permettre kii nga xam ni mooy Paris Saint-Germain mu daal di koy éliminer ci quart de finale yi Paris Saint-Germain nag ci li nga xam ni mooy demi-finale yi dina war a jàkkaarloog diggante ki nga xam ni mooy Manchester City ak équipe bi nga xam ni mooy Borussia Dortmund ñaari équipe yooyu nag ni ki tey ci 19h la ñuy football ci match aller bi nag Manchester moo ko gagné woon 2-1 waaye ci match retour bi nii dana nekk loo xam ne ñoom ñaar ku ci gagné rek yaay dajeek PSG ci demi-finale yi ni ki noonu Chelsea moom it qualifié na ci demi-finale yi devant Porto 1-0 match aller ba nag ñi nga xam ne ñooy waa Manchester City waa Chelsea autant pour moi ñoom dañu gagné woon 2-0 ba tax na moo leen may ñu ticket bi ñu gagné li nga xam ne rek mooy demi-finale boobu gëj nañu ñëw nag depuis 2014 ñëwuñu woon ci demi-finale yi cette fois-ci nag ñëwaat nañu ndaxte équipe bu mag la ñu fàttali ni doomu sénégalais boobu nga xam ni mooy Edouard Mendy moom moo nekk ci biir di assuré lu mat foofa ci nga xam ne mooy Chelsea ci Angleterre ki nga xam ne tamit mooy maanaam Real Madrid moom it dina football li nga xam ne mooy quart de finale am ak match bi nga xam ni dina dox ci digganteem ak ñi nga xam ne ñooy waa Liverpool ci match aller ba nag Liverpool Real da leen a bàccoon bàcc yu métti ci 3-1 équipe bu Sadio Mané boobu nag war a def l' exploit pour mën a dem ci demi-finale yi il faut mu gagner au moins 2-0 pour mën a continuer li nga xam ne rek mooy course bi kon ci loolu rek li ñu koy tëjee rek tàggat yaram mooy arène nationale état bi dafa menacé jaarale ko ci ministère des sports Makhtar Ba ni daf koy tëj gannaaw ba incident yi nga xam ne amoon na fa ñu yàqate siège yoo xamante ni ji siège yu cher la ñu supporters yi mer caqat-caqat yooyu fàq siège yi toj yenn yi loolu nag mu merloo ñi nga xam ni ñooy état du Sénégal ba tax na ñu ni su fekkee ni loolu delluñu si gannaaw ñu tëj arène bi mën na see judd te loolu musiba lay doon ci mbëri kon nag loolu mooy tàggat yaram bi nga xam ni mooy tëj li nga xam mooy jàngatu bés bi fiya tey di jaajëfal ki nga xam ni mooy Pathé moo nekkoon ci caméra bi coordination ale ci li nga xam ni mooy assistant bi ñu àndoon seek ki nga xam ni mooy Talla kon ñuy jaajëfal ñëpp di leen jox rendez-vous suba Safia. voilà nii lay demee saa su ne ak Jëli Jëli TV di leen wax ni dañoo nekk ci weeru Ramadan incha allah ay programme weeru Ramadan ak yeneen surprise ak Jëli Jëli TV yow mii safoo di seetaan Jëli Jëli TV toogal xaar yeneen i plateau su Jëli Jëli